waaw salaamaaleykum maa ngi tudd Mame Niaw Ciss nekk secrétaire général bu ASC Lebougui gi mu nekk les phases nationales sportives et culturelles ñu bokk si def li nga xamante ne mooy ay match de poule mu nekk 3 matchs de poule 3 matchs de poule yëpp ñu joué ko fi nga xamante ne mooy stade Ngalandou Diouf loolu nag moom la ñu waxtaane woon au début yàlla dogal aussi tamit ñu jël pay ci poule bi nga xamante ne si lañ nekkoon maintenant nag 8e de finale yi nga xamante ne waroon nañ ko joué dañu waroon xaar ci match barrage bi waroon dox ci diggante Hersent ak Kossi donc yàlla dogal na Hersent moom moo gagné donc Hersent bi nga xamante ne moo jëloon 2e ay réserve am ci li nga xamante ne mooy poulam mu jël li nga xamante ne mooy 2e parce que 3e la jëloon au départ bu fekkoonte ne sax teg nañ ko si yoon je pense que Hersent heure bi waroon na ko fekk Thiès maintenant puisque ay réserve am na si zone am Hersent s'est retrouvé à la 2e place dem ci li nga xamante ne mooy match barrage bi match barrage boobu mu génn nag bi mu ci amee ndam ñun ak moom ñoo war a daje ci li nga xamante ne mooy 8e de finale bi mais à notre grande surprise donc Hersent am vœu bu toll ci que ne moom li mu bëgg mooy match bi ñu footballé ko Pikine et que bëgg-bëgg boobu mu am porté par l'ORCAV de Thiès vraiment mu nekk un combat boo xamante ne mën nañ ko ba jàpp naa ne am nañ si gain de cause. Pourquoi am nañ si gain de cause parce que bu fekkee jot nañ PV bu ñuy wax ne suba la ñuy football Hersent la ñuy footballal ñu ngi koy footballee stade Alassane Djigo bu Pikine jàpp naa ne ORCAV de Thiès combat bi nga xamante ne mën na ko pour l'ASC Hersent am na ci gain de cause. Maintenant gis nañ ne si combat boobu aussi tamit l'ODCAV de Rufisque bi nga xamante ne ñun fii la ñu dëkk ñoom def nañ ci li ñu mën yëpp pour que le match ñu joué ko fi nga xamante ne moom mooy Tëngéej. Position bi nga xamante ne mooy ORCAV de Dakar bu mu ci am loolu aussi tamit ñun bëggoon nañ ko xam leeral ko parce que ORCAV aussi tamit ORCAV la mën a jaakaar lool ODCAV la mën a jaakaar lool maintenant bu loolu yëpp weesoo te nga xamante ne na nit ñetta la li nga moom li nga bokk ak nit ñi ak li nga moomal seen bopp ñun li nga xamante ne ñun moom la ñu moomal suñu bopp mooy que ne ñun demuñu footballé li nga xamante ne mooy match demi bi ñun décidé nañ ci comité directeur bu ASC Lebougui gi commencé ko ci président bi ba ki mujjee si CD bi jël décision ci li nga xamante ne ñoom ñooy supporteru ASC Lebougui gi yëpp ba li nga xamante ne mooy foofu nawetaan ay activités de vacances la woon yoo xamante ne daf ñu waroon boole ñuy fo di béggee mais aussi tamit ci fo bi ñun dañu bëgg a garder li nga xamante ne mooy suñu dignité mais li xew tey dañu jàpp ne c'est une humiliation nationale parce que bu ñu respecté woon non seulement du ñu indil PV ay 8h 20h48 donc loolu du yoon pire encore ñun PV bi am nañ ko avant heure boobu mais mën nañ jàpp ne fi ñu ko amee loolu ñun mën nañ ko tuddee ci mbedd mu nekk ay fait yoo xamante ne amu ci lenn loo xamante ne rafetlu ñu ko amu ci lenn lu ñuy rafetlu et jàpp nañ ne lii nii képp kuy autorité dëkk Tëngéej képp kuy autorité dëkk Sénégal di yëngu ci wàllu sport di yëngu ci wàllu éducation di yëngu ci wàllu culture da nga ci waroon a taxaw da nga ci waroon wax depuis ce matin nag bi ñu déggee rumeurs yi ñun informé nañ à qui de droit muy le président de l'ONCAV le président de l'ORCAV de Dakar le président de l'ODCAV de Rufisque pour xamal leen ne lii raam te jëm si ñag bi bu fi àggee du am kër te duñu ko nangu egsi na nag def nañ constat bi mooy jot nañ PV bi am nañu décision à l'unanimité muy que ne bàyyi nañ li nga xamante ne moom mooy nawetaan incha allah si kattanu yàlla suñu borom bu ñu yàlla mayee fanaanu jàmm dinañ leen bindal ay correspondance jox leen ne leen ñun banañ li nga xamante ne moom mooy fo bi donc mu nekk décision boo xamante ne ñun ñëpp ñoo ko jël maintenant beneen bi aussi tamit gis nañ ne Hersent pour mu am loolu li ko yombalal mooy ay autorités yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Thiès muy ay autorités politiques taxaw ci loolu ndax joué woon nañ li nga xamante ne mooy 2017 yàlla dogal mu am si suñu ndam ñun nag phase nationale yi bi ñu ko invité ak léegi matul 4 mois mais boole nañ lu ñu neex ak lu ñu naqari boole suñuy dem ak suñuy Dakar pour représenter le département de Rufisque dignement représenter la région de Dakar dignement te biñ ko commencé ak léegi amul lenn lu ñaaw loo xamante ne gis nañ ko ci ASC Lebougui wala ñu gis ko ci ay supporteru ASC Lebougui bëggoon nañ ko nag terminer en beauté si bu ñu yebul te jàppewu ñu maanaam ay bàyyi ma mais gis nañ ne nit ñi ci fo bi nga xamante ne ñun ñu ngi koy def ñun ñu si doyadal ñu si ñàkk a respect léegi nag ñun def nañ li nga xamante ne vraiment moo ñu gënal muy ba li nga xamante ne mooy nawetaan ñuy jégalu si kàddu yi